asalaamaaleykum mbokk yi safo ak topp programme ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen li gën a fës ci ponk yi dañu koy daal di doore ak li nga xam ni daal moom moo di front social bi mu mel ni foo làmb day metti ñaxtu bi bari na lool syndicat yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàllu yoon ñoom nag amaloon nañu doxub ñaxtu tey jóge ca place de la nation ba rond point RTS li nga xam ni moom la ñu bëgg nag mooy accord yi ñu amoon ak nguur gi te ñu xaatimoon ko ñu def lépp rek ba accord yooyu ñu daal di koy dëggal li nga xam ne nag moom la ñu bëgg nee nañu tamit dinañu dugal INSAS ci lii di ñaxtu bi ba mbir mi gën a yaatu. beneen mbir tamit syndicat yi nekk ci travailleur bu agriculture maanaam wàllu mbay mi ñoom nag i tamit am nañu ñetti fan yu nga xam ne daal dañ koy grève du ñu faste xànc ak morom ma la nga xam ne nag moom lañ ca jublu moo di ni daal dañoo bëgg ba seen liggéey ñu gën ko dooleel gën ko ñoŋal gën leen a jox cër leneen la ca dese tamit moo di ni indemnité yi nga xam ne nguur gi war na leen ko jox ñu daal di leen koy jox ndaxte loolee àq la ak yelleef gu nga xam ne yalwaanuñu ko ñoom ñoo ko moomal seen bopp. collectif aar li ñu bokk ñoo lànk jot na moom itamit dina amal ab manifester niki àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet bu ñetti waxtu jotee ñoom nag li nga xam ne moom la ñu bëgg daal mooy nguur gi daal di gestu askan bi saafara ay jafe-jafeem li nga xam ne tam mooy caxat-caxatee bi ñu caxat-caxatee suufu réew mi loole yi tamit ñu saafara ko waaye nag àq ak yelleefu liggéeykat yi nekk ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñu daal di koy daal di leen koy jox. ci wàllu IGE ñoom nag jox nañu président de la république càmbar gi nga xam ni càmbar nañu ko yerunu yenn ci société yi ak yoreenu leen ci askan wi ci alalu askan bi rapportu 2016 2017 2018 ak 2019 jox nañ ko président de la république la nga xam ne nag moom lañ ca ràññee mooy wuruj mbuxum ak yorin bu dëng CETUD SAPCO ak i tamit jënd ak njaayum oto yi nga xam ni moom la état bi di jëfandikoo loola yi tamit bari na lu ca ay lënt dinañ ci delsi ci lu yaatu léegi nag leer na Sénégal ci wàllu dembeek dikk bi ci jaww ji dinañ ko amal fukki fan ak juróom niki suba bi benn fan balaa loolu nag dem nañu ngir rek xool mbir mi ndax jël nañu matuwaay yëpp ba dembeek dikk bi gën a yéwén ñi nga xam ne ñoo di Air Sénégal International dinañu tàmbali waat di dem ci jaww ji moo xam ci Afrique la wala ca Europe waaye nag ñii di sénégalais yi tagga témbe ci biir àdduna si dinañ leen wéy di leen indi ci réew mi ayu bés bu ne dina am ñetti roppalaan yu nga xam ni dinañ leen indi ci biir réew mi. liggéeykat yi ngànku ci syndicat bi nga xam ni moom mooy saytu àq ak yelleefu ñuy liggéey ci wàllu yoon muy SYTJUST amaloon nañu tey ji nag doxub ñaxtu ñu nga jóge ci rond point RTS la ñu daal di tere ji jóge ci place de la nation li nga xam ne nag moom la ñu bëgg moo di ni am na ay déggoo yu ñu xaatimoon ak nguur gi boobaak léegi yëyuñu ca yàbbi jëfuñu ca jëf gu nga xamante ni daal dina dëppoo ak ñoom seen bëgg-bëgg nee nañu nag gereew boobu ak yëngu-yëngal yi dinañ ko wéyal gën ko yaatal waxtaan ci ak waa INSAS ngir seet nu ñu def ba ngir mbir mi gën a yaatu Adama Sall Augustin Mandang. kuréel gi nga xamee ne moom moo ëmb ñuy liggéey ci wàllug yoon daal di nañu wàcc ci mbedd yi nag ngir wone seeni naqar ñu amal nag ab doxu ñaxtu tàmbalee ko ci place de la nation jëm fa nga xamee ne moo di ca rond point bu RTS ñoom nag li ñu bëgg moo di nguur gi daal di respecté xaatim yi nga xamee ne defoon na ko seeni diggante. ñeenti mbir la ñuy demandé appliquer leen décret yi publier leen décret yi organiser leen formation respecter leen protocole d'accord ñeent yooyu donc la ñuy laajte boo gisee nag ñuy xeex nii ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ waroon ñu déglu daf ñuy wane ne daal moom faalewul kenn te xamul ne ci état de droit la ñu nekk. naataango maître El Hadji Aye Boun Malick Diop yooyu lay ne daañu fas yéene dem ba jeex ci bile xeex ci loolu la sax ñuy xamle ne niki ëllëg nag daañu lëkkaloo ak yeneeni kuréel ngir gën a dooleel seeni bopp. suba incha allah syndicat yi nekk ci INSAS yëpp centrale boobu xam ne Mademba Sow ko jiite dinañu daje pour boole suñu doole fas yéene xeex ak ministre de la justice bi. loolu sax waral ba ñoom nag ñuy naqarlu xoqatal yi nga xamee ne ñu ngi koy teg ci seeni ndodd ñuy xamle ne ragaluñu benn yoon. xam ne nag léegi yamatul sax ci tooñ waaye ci nappaate ak xoñoñal ak xoqatal la nekk te loolu buñ koy def
loolu mooy xoñoñal ak xoqatal rek dinaa la raje dinaa la kii te moom wóoru ko sax balaa mu maa raje ndax dina ko fi fekk xam nga loolu parce que nit ki boo koy menacé da ngay dem ba teg sa bopp place yàlla te nit xamul luy ëllëgam. kuréel gi ëmb ñuy liggéey ci wàllu yoon ne daañu wéy nag di taxawal liggéey bi nga xamee ne ñu ngi koy amal jëm ci wàllu justice li ni mel nag nee nañu daañu ko wéyal ba ñuy saafara seeni càkkuteef ci fàttali nag bi la kuréel ay bés a ngi nii ñuy amal ab grève. feneen fu nga xam ni tamit ñoom ña ngay ñaxtu mooy collectif aar li ñu bokk lànk jot na ñoom nag nee nañu daal dinañu amal li nga xam ni moom moo di ab ñaxtu fukki fan ak juróom-ñaar muy àjjuma bi ñu dëgmal bu 15h jotee ca place de l'Obélisque nag la ñuy daal di defee manifester boobu la nga xam ni nag moom lañ ci jublu moo di ni daal fexe ba lii di àq ak yelleefu travailleurs yi ñu gën ko respecté waaye tamit askan bi jafe-jafe yi nga xam ne nekkee nañ ko tamut tarloor nguur gi gestu leen Aïssatou Diak Moussa Fall. ay weer ci ginnaaw ñu ñaxtu di ñaawlu doxalin bi am ci yenn secteur yi mouvement yi di aar li ñu bokk ñoo lànk doy na ñoo ngi ñaawlu suuf bi ñu jàpp dal di koy caxatee ci réew mi. fii ak ay weer ay at yëm ci gannaaw waa Sénégal ñi ngi jooy ci façon bu nekk ñi ngi ñaxtu ñi ngi laaj seeni àq ak yelleef. li ñu seetlu kañ mooy ñi yore réew mi ñi ngi yàq suñu am-am te lu tuuti la ndax ci wàllum suuf si ñi ngi fexe ba nga xam ne ñi am xaalis te mën a investir bu ñu ñëwee di investir duñ ci seet lan mooy àq ak yelleefu ña dëkk ca gox-goxaan yi te di baykat yi. moo ngi dolli di ñu xamal ni kuréel yi nag ñoo ngi ñaawlu ñàkk wég bi kilifa yi ñàkk wég ñi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants yi maanaam ndongo yi ak ñi nga xamante ne ñooy liggéeykat yi. njàng mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu seetlu tam ci dëkk bi da ngay liggéey ko yore sa patron ba nekk foofu ameel la salaire ay weer léeg-léeg mu dàq la ci anam yoo xam ne tegu ko fenn. léeg-léeg jumtuwaay yi ngeen yore sax di liggéey mu am jafe-jafe yoo xam ne mënatu leen liggéey. fukk ak juróomi mbootaay yi nag diñu xamal ni dinañu amal ab doxu ñaxtu àjjuma bi di ñëw méngoo ak fukki fan ak juróom-ñaar ci place de l'Obélisque. li ñu tax ñuy ñaxtu bés boobu nag dañu bëgg nag nguur gi dégluñu te jublu ci soxla Sénégal yi nga xam ne moom la ñoo lànk aar lu nu bokk ak doy na taxaw di waxal ci turu askan bi ci ñoo doy na nag ñi nga xam ne xamuñu ko ak ñoo lànk ak yooyu ñi ci ñëpp war a teewee boobu daje ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de juillet place de l'Obélisque. kuréel yi leen ñu ngi sàkk nguur gi mu saafara jafe-jafe yi ci nu mu gën a gaawee ñoom ñi leen nee nañu duñu teggi seen tànk benn yoon lu dul ne li ñu bëgg amuñu ko. kuréel gii di IGE inspection générale d'État jébbal na président de la République rapport 2016 2017 2018 ak 2019 la ñu ci ràññee nag mooy mbuxum wuruj ak yorin wu jaarul ci yoon rawatina CETUD SAPCO waaye tamit mbirum oto yi nga xam ne moom mooy nekk ci wàllu nguur gi oto yooyee nañu koy jëndee nañu ko yore ak nañu ko mbiree loolu daal bari na ci lu nga xamante ni ay lëndëm la Cheikh Diop. conclusion yi nga xamante ne moo bàyyi ko ci rapport yu 2016 atum 2017 atum 2018 ak bu 2019 teg nañ ko ci taabalu njiitu réew mi Macky Sall li nga xamante ne moo gën a ñeel rapport bu atum 2016 ñu ngi koy nemee ko ci manquement yi nga xamante ne gis nañ ko ci jëwriñ ju ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gouvernance locale loolee sax tax na am na ci ay recommandation maanaam ay digle yoo xamante ne def nañ ko ngir rek jëm ci jumtukaay yi war a jëfandikoo ngir mën a amal seen liggéey bu baax yokk jumtukaay yooyu waaye it leeral bu baax jëfinu yees yi nga xamante ne taxawal nañ ko ngir rek ñeel dëkkuwaay yi ak it ville yi nga xamante ne dañuy jàpp ne dañuy def sax ba romb seen wareef ngir jeexal ba tey ci rapport boobee namm nañ li ñuy wax informatisation maanaam dugal ci xarala yu yees yi maanaam lépp lu ñeel ay kayitu askan wi ngir rek ñu gën koo mën a sàmm
ci rapport bu atum 2017 bi nga xamante ne moom ñu ngi ko génne li ci gën a fës bokk na ci li ñuy direction d'administration générale et d'équipement maanaam DAGE dispositif réglementaire bi nga xamante ne moo ko ëmb ak defaraatam namm nañ ko ci loolee li ko waral dañoo gis ay manquement yoo xamante ne moom nañ ci nemmeeku te mu ñeel décret yi nga xamante ne moo war a sàmm lépp lu jëm ci ministère ni ñu war a doxee ak it yeneen taxawaay yi nga xamante ne moo ñeel nguurug Sénégal ngir jeexal ci rapport boobee nemmeeku nañu ay recrutement maanaam ay doomi aadama yi ñu jël ñuy liggéey bëri na lool te it jaarul yoon lépp mu doon ci makkaan bi ñu dénk lépp lu jëm ci njàng mu kawe mi ngir jeexal rapport bi ñeel atum 2018 ak 2019 amal nay orientation yu yees loolee IGE di ci rek wane dogal yi mu jël at yi ñu génn ngir mën a gën a taxaw réewum Sénégal ci question yi nga xamante ne ñoo ëpp solo ak it bërëb yi nga xamante ne bokk nañ ci li koy doxal loolee ñu war koo amal ak contrôle yu ñu fay def saa su ne logique boobee sax ci la ñu tënku ngir rek amal ay jàngat ci maanaam kaso yi ci it orientation allocation d'études yi maanaam bourse yi ñu jox étudiants yi ak bépp entité publique ak conseil exécutif bu transport urbain bu Ndakaaru ak zone d'aménagement yi ak it promotion de côtes et zones touristiques bu Sénégal ñu jàpp ko ci bés bu njëkk ci weeru janvier ci atum 2018 ba ca fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci atum 2019 rapport boobee am na ay recommandations yoo xamante ne génn na ci te ñu mën koo tënk ci ay missions de supervision ay passation de service ay vérification ak ay enquêtes yoo xamante ne amal nañ ko ci bépp bërëbu ministère ak it organisme yoo xamante ne nguur gi ñoo ko yor. réewum Sénégal fas yéene ubbi lii di ay frontière am ci jaww ji niki suba lay doon nañu ko waxe woon fukki fan ak juróom ci weeru sulet bi lii di fafal naaw yi dinañu wéy nag di def dem beek dikk bi ci jaww ji ba tax na li nga xamante ni ñoo di waa Air Sénégal ñoom nag nee nañu dinañu amal ab dem ci dëkk yi moo xam Abidjan Nouakchott Conakry Banjul Cap-Vert waaye tamit Barcelone ak Milan dinañ fay dem li nga xamante ni moo di tamit doomi Sénégal yi tàgg tembe ci biir àdduna bi dinañu wéy di leen indi ci réew mi dina am ñetti wol yu nga xam ne ay bés bu ne dinañu ñëw Umu Kalsom Ba. Sénégal comme réew ci àdduna yu bëri dafa daal di woon tëj ay frontière am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi ñu génn mu nekk ab feem boo xam ne nguur gi moo ko tëral ngir bañ jàngoroy coronavirus law rawatina cas importé yi ñeenti weer nag mu daal di tëj ay frontière aérienne am fukki fan ak juróom ci weeru juillet dina ibbi jawwam compagnie nationale Air Sénégal nag dina continuer ay vol de rapatriement ci weeru juillet bi yépp waaye nag mënugul commencer ay vols commerciaux jëme ko bitim réew ndax xam ngeen ni Union européenne daf ñu daal di tëjal ay buntam fi ñu toll nii ci weeru août nag Air Sénégal dina tàmbali ay ligne bu ci mel ni Dakar Barcelone ak Dakar Marseille ci septembre tamit ligne Dakar Milan dina tàmbali su fekkee fii ci Afrique la nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet vol à destination d'Abidjan yi dinañu reprendre weer bi ci topp maanaam août Nouakchott Bamako Banjul ak Cap-Vert seen ligne tamit dina commencer di fàttali rek ne secteur transport aérien coronavirus daf ko daal dee lootal Air Sénégal sax ñuy dem banaan daal dina ñàkk ay koppar ñu xayma ko ci 20 milliards de francs CFA loolu nag xel mën na ko nangu ndax entreprise ak plateforme aéroportuaire yi redevance la ñuy dundee ab avion bu teeree ci sa dëkk dafay fay ay redevance de sûreté ak redevance de balisage ak yeneen yu ni mel waaye nag comme jamonoy confinement bi ak mbas mi avion yu bëri ñëwatuñu woon loolu mën nañ tax ñu jàpp ne Air Sénégal daal dina ñàkk koppar gu bëri waaye nag xel mën na dal ndax déconfinement général am na te activité économique mondiale bi mu ngi reprendre nànk-nànk ñuy njort rek ne suñu compagnie bile di Air Sénégal bu tàmbalee ibbi jawwam dina mën a combler gap financier bi. coowal suuf daal di dox diggante maire bu Niaguis ak ñi nga xam ni moo di askanu Baraf ci département bu Ziguinchor li ko waral nag mooy lotissement ci suuf su nga xamante ni daal yaatuwaay bi toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaari hectare nañ nga xam ne noonu la ko mairie bi bëgg a doxale askan ba ànduñu ci ndax mairie bi li ñu bëgg mooy téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ñoom ñu daal di koy féetewoo askan wi nag yi tamit leneen la nga xam ne naqari na leen te ñu bëgg ñu daal di koy saafara mooy ñenn ci seen askan bi nga xam ne yoon teg na leen loxo ginnaaw bi ñu sullee yenn borne fontaine yenn borne yi daal di koy sànni Ziguinchor Alassane Ba. ñàkk sàmmonteeg séddoo bi ci wàllu terrain yi moo indi bi askanu Baraaf maire bi futtu bi lee askan dañuy tuumal mairie bu Niaguis wëlbati séddoo bi jëmale ci boppam te mu nekk loo xam ne yoon da kaa dàq. ñoom bi ñuy lotir ñun ñoo leen jàppale ci lotissement boobu noonu donc bañuñu lotissement bi mais clé de répartition bi moo jaarul yoon. foo dem fu ne ci autorité yi dañ naan la non mairie bi nee na leen clé bi lañ nekk di appliquer mais du dëgg
du dëgg parce que depuis départ bi ñu ngi leen ne affaire bi jaareewul yoon mais autorités yi bu ñu sincère woon ci loolu ñu bëggoon ñoo jàppale mais nañu dépêché ay équipe ñoo xool ci terrain bi bu ñu ñëwoon fii tey dinañ gis ni affaire yi li leen mairie bi di wax wala boog li leen ñeneen di wax du dëgg. askan wi nga xam ne seen suuf lañu am ngir dund ci ñu ngi xamle ni duñu nangu ku ko foxarti ba pare di leen jox desit. gis ngeen ni fii tool yi yëpp ay toolu kaju la ay toolu mango la ay toolu orange la ñun ci yii la ñu yaakaar ci moom la ñuy dundee donc duñu nangu ku jógee fa la ñëw foqatil ñu loolu ba pare nañu noppi ndaxte fi mu ne nii ci ñoot ñu la ñu toll. comité de veille ak alerte bi mu ngi laaj ñu teggi loxo ñett ci ay membre am yi ñu jàppoo ndax ay borne ñu sulli woon ci tool yi. am na fi benn comité bi fi taxaw di xeex loolu comité d'alerte et de veille te ñetti ñee ñu tëj fee ne ci loolu lañu ci ñooñu la ñu bokk donc buñ fi taxawee tey ay nitu jàmm lañu bu fekkoon ne ay nitu ay lañu ni kon marital yëf yi weesu na fi donc loolu daal laay woo gouverneur bi di woo autorité Sénégal yi ñu taxaw ci li. askan wi nga xam ne bokkoon nañ ci ñi gënoon sonn ci ay wi amoon fii ci Casamance nee nañ pare nañ rek ngir aaral seen bopp seeni suuf bu autorité yi jógul teel ut ci saafara. mu mel ni réew mi foo làmb day metti ñii di ñaxtu ñii di gereew ñii tamit coowal suuf jub ba indi ay jafe-jafe syndicat bi nga xam ni moom moo ŋànk ñiy liggéey ci wàllu mbay mi ñoom itamit nee nañu daal am nañu lu leen naqari ba tax na dinañu am gereew ñetti fan duñu faste xànc ak morom ma li ko waral nag moo di ni daal ñoom seen wàllu liggéey ñoŋaluñ ko kenn joxu leen cër bi ñu leen war a jox seen àq ak yelleef dañ ko salfaañe rax ca dolli yi tamit indemnité yi nga xam ne war nañ leen ko jox boobaak léegi jotuñu ci ñu déglu ci Alassane Ba ingénieur la moom mooy porte-parole bi. ñun SYNTAX le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal dañoo décréter semaine passée 48 heures grève ñu renouveler waat ko semaine bi 72 heures grève bi lu ko waral premièrement mooy dañoo soxla ay jumtukaay pour liggéey parce que mënuñu nekk ci àll bi amuñu oto bu baax pour dem ci àll bi amuñu moto suñu demee àll ba pare amuñu lu ñu defee amuñu ordinateur lu ñu defee suñuy rapport bâtiment yi ñu nekk soo fa ñëwee sax doo yaakaar ne fii agent de l'État moo fay liggéey bâtiment yu depuis temps colonial lañ ko tabax pour la plupart suñu jógee foofu nga gis travailleur agriculture moo gën a métti liggéey agriculture moo gën a métti fonctionnaire yëpp ci liggéey yëpp ñuy def yow da ngay liggéey amoo indemnité de logement amoo indemnité de risque amoo indemnité de technicité amoo indemnité de responsabilité même chauffeur ministère des finances moo la ëppale yow ingénieur de travaux ingénieur agronome chauffeur des finances moo la ëppale salaire soo xoolee loolu yëpp ñu constaté loolu yëpp ñu ne nag suñu bëggee jox agriculture suñu bëggee ñu relancer suñu économie il faut que ñu respecter liggéeyu code agriculture. ñu àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus bi ci suñum réew jamono ji ak tey càmbar gi nga xam ni càmbar nañu ko ñeent fukki nit ak juróom am nañu doomu jàngoro bi ñaari cas importé fukki cas yu nga xam ni itamit cas communautaire lañu kenn xamul ku leen ko wàll waaye nag démb benn nit ñàkku ci bakkanam docteur Mamadou Ndiaye. ci juróomi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu fanweer ak ñett ñoo ciy cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañu ñaari cas importé mooy ñi jóge bitim réew kenn ki mu ngi duggee côté Richard Toll keneen ki ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu nag Parcelles Assainies am na ci ñett Touba am na ci ñaar Cité Apix am na ci benn Jaxaay am na ci benn Kaolack am na ci benn Richard Toll am na ci benn Thiaroye Azur am na ci benn juróom benn fukk ak juróom benn si ñi ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom benn cas
ñu ngi ci réanimation ñu ngi sant yàlla ni ki démb amul kenn ku ñàkk sa bakkan ñeneen ñi des ci hôpital ñu ngi am tan. ndax mbasum coronavirus mi dina dakkal lii di mbëkk mi barsama barsàq ji ki nga xam ni moo di Ali Tandian nee na déedéet ba léegi xale yi ñi ngi jël gaalu looca yi di jéem a dem ca Europe ak lu leen ca mënti fekk nee na nag moom gis na ni faaw état bi daal di càmbaraat li nga xam ni moo di politique immigration bi li nga xam ni tamit moom la xamle moo di ni daal faaw ñu gën a jël ay matuwaay ngir aar askan bi ba du ñu jël lii di géej gi di dem ca Europe moom moo nekkoon invité Alassane Samba Diop ci la matinale Ali Tandian. ak mbas mi dañuy dégg ni dëkk yu bari ñu ngi joxe kayit ñaari façon moo ci am joxe kayit pour mën a faj nit ñi ndax mbas mi bañ a law wala joxe kayit pour mën a jox émigré yi liggéey loolu mooy li Espagne Italie di def mais Portugal ak France la ñu proposé woon mooy joxe kayit pour mën a am accès ci émigré pour mën leen la faj pour mbas yu mën a law. mais tey jii tere nit ñi tukki day daal di jafe ndax joxoo leen dara te ñoom aussi jàppuñ ci dara te pire fa ñu dëkk ci seeni kër ña ngi leen di fàttali saa su ne ni sa njàng mi yàgg na ña ngi leen di fàttali ni yoroo dara te boo yorul nekkoo malheureusement nan la nit ñi war a def gone yooyu bu ñu yem rek ci di wax ni danoo bëgg a tukki mais lan moo tax pression ba fort ba ñoom ñu yaakaar ni boo tukkiwul doo mën a nekki loolu lu am solo la mbas mi nag mi ngi fi te xamuñ kañ la fiy jóge donc war nañoo xool ban politique lañ mën a mettre en place ba intégrer ko sunu quotidien ba tukki waxuma bu mu amati de ba tukki du nekkati gàcc. asgor daa war a góor ci dara bala muy wuti leneen loolu mooy li wér kon yàlla nañu yàlla defal jàmmi xel jàmmi xol jàmmi yaram ak jàmmi poos ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci topp bi ngeen di topp ITV.